Sen Télé, la télé dans votre poche. Bonsoir ami internet nuyu na leen ziar leen dellu si waat seen émission seen gan tey seen gan ci Sen Télé am fii Abdou Diop yor kàddu UC jóg jot na bunt bi Taïba war a seq ak moom waxtaan jëmale ko ci wàllum jongante gox-goxaan yi nga xam ne ci lañu génn fii ci commune bu Taïba Ndiaye te bari coow lool sëñ bi maa ngi leen nuyu bàyyi la nga nuyu ak mbokk téléspectateurs yi Sen Télé. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu waa Sen Télé ci poche comme niñ koy waxe di nuyu monsieur le journaliste Tahir waaye di nuyu mboolem population commune Taïba Ndiaye di am mbégte waxtaan ak yéen ci cadre élection locale yi ñu génn donc monsieur ñu ngi lay nuyu nous sommes à votre disposition. ginnaaw nuyoo bi ñu gis ni génn nañ ci élection fii ci commune bu Taïba Ndiaye ku ñuy wax Assane Ndiaye moo jël raw gàddu gi sa première impression ci li nga xam ne noonu la élection yi demee. waaw élection yi day dañuy commencer sant yàlla ndax yàlla dogal na dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin yàlla defal ñu ci ndam muy ndam loo xam ne nag nekkul lu nu bett ndax ma bëggoon nga ñëw ci déroulement élection bi ñu déroulé campagne bi pré campagne bi. waaw pré campagne bi pré campagne la boo xam ne mosu fi am ci commune Taïba Ndiaye ndax élection yi ni mu tëddee candidat yi bari nañ ñii ay ndaw lañ ñii nee nañ ay mag lañ mu nekk élection yoo xam ne yu inédite la mosul am ci commune Taïba Ndiaye ndax commune bi nit ñi dañoo soxla changement loolu moo gënoon motiver candidat yu bari ñu jóg taxaw waaye bi ñu demee ci pré campagne bi gis nañ ci population yi engagement boo xam ni mosuñu ko gis loolu moo taxoon ñu gën a taxaw gën a feddali suñu engagement aussi prêt à tout pour que changement am ci commune Taïba. changement am ci commune bu Taïba Ndiaye ñu gis kii di le maire sortant Alelo def na fi 32 ans est-ce que yaakaar du woon lu jafe pour ngeen jëlee ko fi. waaw jafe na jafewul ndax commune bi ñun yàlla dafa dogal ñu ànd ak koo xam ne xam na ko monsieur Assane Ndiaye xam na commune bi xam na aussi maire bi fi nekkoon ndax yàgg na liggéey ak moom donc xamoon na fi muy jaar ba gañe ko moo tax nekkul woon lu jafe ci ñun. loolu est-ce que du sotti ci ak def ci la parce que for nañ ci weewu bay ni kii di Assane Ndiaye ànd naag Alelo 26 ans mu mel ni lañ fi jëlee ak liñ fi indi daanaka benn la rek. waaw xam nga dafa am loo xam ne dafa nuroote bokkul dëgg la monsieur le maire Assane Ndiaye nekk na adjoint maire Alilo lu ëpp ñaar fukki at ànd na ak moom waaye taxul Assane Ndiaye nekk Alilo ndax ay nit mën nañuy ànd ku ne di am looy muñal sa moroom pour nga ànd bi mën a sax waaye bu fekkee ku ne da ngay topp sa moroom ci jikkoom ànd bi du continuer. waaye 26 ans xam nga ni du ñaari fan du ñetti fan aussi 26 ans nit juddu na fi ba am fi doom xam nga loolu lu yàgg la aussi kon koo dem ba ànd ak moom at yooyu nga xëy bis mu war ko wala bàyyi ko aussi tamit leneen. waaw dëgg la 20 ans du ñaari fan du ñaar fukki fan du ñaar fukki weer dëgg la waaye Papa Assane dafay nekk nit koo xam ne dafa am kilifa te dafa am kilifa goo xam ne moo leen boole woon yilif muy Serigne Abdou ñi xam nañu ni Papa Assane yàgg naa am waroo ci wàllu politique ak monsieur le maire bi fi nekk mais kilifteef ak orma moo tax à chaque fois bañ ko ñaanee mu bàyyi ñëwaat àndal. est-ce que kilifteef orma gi waru ko aussi parce que ki leen boole woon nekku fi di Serigne Abdoul Aziz boole woon leen mu dem ba wan ko ginnaaw mu trahir loola tamit. waaw trahison amu ci ndax élection yi 2014 bi mu génnee Alilo nekk maire
bari nañu mën a seede loolu nii moom wax na fu bari ci commune bi ni moom bii mooy dernier mandat wax na ko fu bari donc loolu bu ko waxee di kilifa wax ko njabootam nekk nit ko am taxawaay war na pare nag pour waajal boppam xam ne nag taxaw jot na donc waroo amu ci bu waroo amee yaakaar naa feneen lay jóge. ndam li bettu leen yéen est-ce que ba ngeen di dem yaakaaroon ngeen di leen gañe aussi. waaw ndam li moom bettuñu ndax yàgg nañu ko wax ci réseaux sociaux yi nit ñi yaakaaroon ni xëy na ay fanatique ñooy wax wala ay ndaw yoo xam ne xamuñu politique ñooy wax waaye nag politique 2018 2019 ba léegi. est-ce que réseaux sociaux yi aussi ñooy fal tamit parce que bu doon foofu rek la du ñëpp fa mën a àggee aussi. réseaux sociaux yi du fal waaye dina fal ndax ndaw ñi bari nañu fa te am na influence bu ñu mën a def ci ñoom. waaw waaye bu nit bu ñaawalee jëme ci yow nga rafetal jëme ci moom rek. dañuy gis say publication aussi ngay dal gaay bu baax a baax aussi. waaw man nag dinaay tontu nag waaye du ma ñaawal wax dëgg yàlla ñi may suivre xam nañ ne man nekkuma ci yenn débat yu bàyyi non man ay idée lay défendre ak ay principe ku ma xam ci loolu nga ma xamee mais boo commencé dugg ci yeneen yi rek ma retiré wu. retiré wu ndam li bari na coow ndax mën nga cee ñëwaat lan moo ko waral. ndam li bari na coow bariwu ko xëy na ñi xamul ñooy coow waaye ñi xam moom coowuñu ndax xam nañ ni élection yi ni mu déroulé amul benn incident bu am bu waral vote bi am problème incident bi nga xam ni am na ci kay Taïba Ndiaye la jóge ndax am na ci kilifa gu ñu jàpp mu yor ay bulletins de vote ak xaalis di corrompre nit ñi donc junj doy na borom xel. sëñ bi junj doy na borom xel waaw kilifa gi xam na boppam nit ñi xam nañu ko kon jarul ñu ci àgg. est-ce que du njunjaat gi ngeen wax ci seen base foofu càll la commencé parce que bureau de vote boo xam ni ak fii réew mi toll amul bulletin nul les autres candidats 1-0 loolu tamit doy na waar aussi. non bulletin nul moom li koy indi ci élection erreur lay doon war a ko mënul voter mais nit ñi bu fekkee jàngal nañ leen ni ñuy voter ñu xam ko bulletin nul warul mën a am. mais loolu aussi lu jafe la bureau de vote bu comporté wu pratiquement 300 et quelques voix 0 bulletin nul loolu tamit lu doy waar la aussi. waaye du bureau Thialé rek moo am loolu am na bureau yu nekk ci Taïba Ndiaye am na bureau yoo xam ne amul bulletin nul. ndax mën ngaa ñëwaat ci ñi ñuy wax ni dañoo décédé ba pare ñëw voté ak ñi nga xam dañoo tukki néewuñu fi. waaw loolu moom waxi ku daanu ci saret la ndax élection ni muy tëddee naka la nit mën a xalaatee ni nit ku faatu bon maa ngi jooju wax sax wax dëgg yàlla bëgguma ci xuus ndax dama respecté ñi nga xam ni yàlla daf leen fiy jëlee. mais loolu tamit moo waral coow li aussi parce que conférence de presse bi noonu def sànq ñi indi nañ ci ñaari ñoo xam ni ci ñun wax ni dañoo faatu ci leen bokk aussi. waaw ñooñu xam nga dañ leen a tooñ nit kuy dund toog ak njabootam nga tàggee ko te déewagul yal na ci yàlla jóge guddal seen fan ba ñu yàgg fi lool ba fekke seen njariñu njaboot. ñu gis Alé Lo def na recours dugal na ko recours yéen est-ce que da ngeen toog avec les bras croisés toog di ko seetaan wala yéen ba ngeen a jaar fi mu jaar def recours comme moom. waaw Alé Lo dugal na recours xam nañu li ci ne parce que ñetti matukaay yi ñu war a jël yëpp jël nañu ko xam nañu élection ni muy tëddee résultat provisoire yi génn commission départementale bi génne ko ñu jox ñu ndam ñun amuñu lenn lu ñuy ragal ci recours boobu parce que li ci nekk xam nañ ko te xam nañ ni li ci nekk taxawul xëy na daf ñu bëgg a tardeer rek loolu laa yaakaar waaye recours boobu amul fenn fu mu jëm. ñu gis coalition bunt bi liste parallèle ci la demee ñu am na ñuy wax sax ni Macky Sall la ko parrainé ci suuf ci Benno Bokk Yaakaar la bokk yéen aussi ci ngeen bokk est-ce que nga yaakaaroon ni loolu tamit du moo gën a yokk coow li nga xam ne ñoo bokk même camp bu mu fa. non loolu nit ñi ñoo koy wax rek ay liste parallèle liste Benno Bokk Yaakaar man gëmuma loolu ci politique man li ma gëm ci élection. mais député moo toog devant tout le monde mu wax ko ni bari na liste yoo xam ne ku ci mel ni liste bunt bi liste APR la bokk aussi. dëgg la kilifa gi nga xam ne moom parti bii di Union Citoyenne bunt bi ci mouvance présidentielle la bokk mais man laa la ni man ci politique gëwma loolu ci élection locale leader la nit ñi fal
nit ñi ñooy tànn ci ñu xam ne moom la ñu bëgg mu jiite leen que mu nekk parti au pouvoir wala mu nekk opposition c'est pas ce qui est important na nekk nit koo xam ni xam na li nit ñi bëgg mu taxaw ci mais aussi nekk nit koo xam ni am na compétence pour yor commune bi fu mu mën di bokk ñu fekk ko fa fal ko mu doxal li nit ñi bëgg. mu mel ni yow ci coalition Idy 2019 ci nga bokkoon lan moo la indi tey ci coalition bi nga xam ni buntu bi la te Assane Ndiaye jiite ko fii ci commune bu Taïba Ndiaye. waaw man bi may dugg ci politique yàggul ci veille élection présidentielle yi laa dugg yëngu ci wàllu politique ndax ñi ma xam nañ ne man engagement religieux moo jiitu ci man engagement politique soog a ñëw mais dama dem ba xam ni dëkk bi boo fi toogee defoo politique daf lay def te ñun nekk ñu ay nit ñoo xam ne dañuy subir rek ñun dañoo nekk nit ñoo xam ne dañuy agir loolu moo ñu dugal ci politique ñu àndoon ci ak ki nga xam ne mooy Madien Ndiaye bu ñu duggee ci parti réew mi Madien Ndiaye moo tax parce que ñun li ma la wax rek man gëmu parti politique man leadership laa gëm gisoon naa ci moom à l'époque bi may ànd ak moom ay jikko ak ay valeurs yoo xam ni mën nañ ci ànd pour soppi commune bi te loolu ci la ñu àndee aussi ba ñëw gis ki ñuy wax monsieur Assane Ndiaye ñu ànd ak moom gis ci moom aussi ay valeurs yoo xam ni muy valeur yoo xam ni rare na ci homme politique yi nekk ci commune Taïba Ndiaye. valeurs yi ngay wax ci Assane Ndiaye moom est-ce que gis na ko ci yow parce que yow ku dégg ni ngay waxee dafa mel ni da ngaa bokk ci liste yi wala nga nekk conseil te alors que tout à fait le contraire aussi gisuñu la nga nekk conseil benn yoon ci liste. waaw man ni ma àndee ak coalition Union Citoyenne Bunt bi mooy bi élection yi di ñëw dama taxawal benn mouvement politique bu tudd jóg jot na ci laa àndoon ak Madien Ndiaye bi ñu waree ànd ak monsieur Assane Ndiaye ñu waxtaan pour defar liste yi ku nga xam na ni defar ay liste nekkul lu yomb mais ñun yàlla dimbali nañu am nañ ay compétences yoo xam ni fi ñu mën a liggéeyee ak monsieur le maire bari na moo tax bi ñu demee ba mu seede ñu décider retirer wu dugal suñu benn sœur ñu koy wax Aminata Ndiaye boo xoolee liste yi nga ci gis Aminata Ndiaye ci suñu mouvement jóg jot na la bokk boo xoolee sax yaakaar naa ne moom mooy la plus jeune conseillère de la commune donc ñu am ci fierté bu mag jigéen la mais elle sera incha allah la plus jeune conseillère de la commune de Taïba Ndiaye. mouvement bi est-ce que da ngeen koy accompagner ba durant mandat bi wala da ngeen faaw ngeen toogaat seq waxtaan ak nan ngeen. waaw ñun nit lañ koo xam ni lu ñu nit ji ci mbaax pare nañ pour fay ko pare nañ aussi pour liggéeyee koo xam ni bëgg na commune bi jëm ci kanam. ji mbaax gi ngay wax mooy gan mbaax la leen ji. mbaax mooy ay valeurs. yan valeur aussi. fonk nit koo xam ne loo wax pare nga pour def ko fonk sa kàddu nit koo xam ni respecté nga doomu aadama nit koo xam ni ubbeeku nga c'est-à-dire gestion équipe moom nga bëgg a gérer yooyu valeur la ñuy seet ci njiit nit ki da ngay fonk sa kàddu loo wax pare nga pour def ko da nga nekk nit koo xam ni ubbeeku nga du da ngay jël ay décision unilatérale bëgg ko imposer ñi nga nekkal mais aussi da ngay nekk nit koo xam ni ku oyof ngay doon. mais yow li ngay incarné nii est-ce que gis nga ne lu yomb la ak réew mi Sénégal ak ni ñuy politique est-ce que jàpp nga ne lu yomb la muy valeurs yi nga wax ak li ngay incarné gestion beeg lépp. waaw yomb na yombul parce que ñun tamit valeurs yi may wax yëpp ay valeurs yoo xam ne suñu diine moo ñu ko sant parce que mooy li ma la wax sànq man engagement religieux moo jiitu ci man engagement politique. mais Moustapha Cissé Lo nee na politique du diine ah. waaw moom la engagé mais man li ma engagé mooy lépp lu may def dama ci xool sama diine lim ma ci sant ak lim ma ci tere mais man du ma Moustapha Cissé Lo man Abdou Diop laa tudd dëkkandoo moom donc loolu moom la engagé mais man li ma gëm parce que bu ñu xoolee histoire politique mais yonent yi dañ daan politique gouvernement yi fi yi njëkk a am ci àddina ay gouvernement religieux la nekkoon. mais est-ce que du anam bi ko politiciens wala yenn ci politiciens yi ne ci réew mi ni ñu ko defee est-ce que du moo tax ñu leen di am benn jugement bi. waaw xam nga politique fi mu ne dafa dem ba ñu jox ko
ñu jox ko xar kanam bu ñaaw te politique nekkul lu ñaaw ndax politique ni ko monsieur le maire di waxee souvent moom jaamu yàlla la ko def ñun aussi loolu moo ñu ci indi jaamu yàlla ndax mën nañ ko layal ci alquran bu ñëwee ci alquran di nga fa fekk benn aaya bu wax ni inna allaha la yughayyiru ma bi xawmin xataa yughayyiru ma bi anfusihim donc nit du toog rek yàlla ñëw soppir ko dundinam mais day jéem ngir soppi dundinu askanam mais aussi lépp lu baax loo xam ne yéene nga ko sa bopp da nga ko war a yéene sa morom donc ñaari benn aaya bi ak xadis bi rek donc laa yu'minu ahadukum xataa yuhibba li axiihi maa yuhibba li nafsi yooyu bu ci nit ñi taxawoon rek mën nañu soppi xar kanamu politique defe ko noo xam ni population yëpp dinañ ci gis seen bopp te dëkk bi ci kanam rek lay jëm. mais dañoo gis ni ngeen di reproché Alelo mag la dafa war a dem noppalu ji ñu gis aussi Assane Ndiaye pratiquement moo ko Alelo ay maas lan quand même est-ce que loolu du mënta andi gàllankoor. non est-ce que yow xam nga âge yu Alelo ak âge yu Assane Ndiaye loolu dama lay renvoyer nga jéem a gëstu loolu ba pare duñu ay maas de. mais du xale aussi. parce que koo àndal 26 ans ak at yi ci ginnaaw. waaw ñun soxlawuñu xale pour jox ko commune Taïba Ndiaye xam nga lan lañ soxla. ndax lan ngeen soxla leen xale aussi. dama la bëgg nga xam ne du xale rek mooy yor commune c'est pas la jeunesse seulement qui peut gérer une commune du ndaw rek mooy gérer xam nga lan mooy gérer commune expérience compétence sagesse. lan moo tax ñu jëlee fa Alelo donc. parce que yooyu gisatuñu ko ci moom. 32 ans xanaa toog ngeen un bon jour rek ñu gisatuñ ko ci moom. 32 ans fanweeri at ak benn. dégg nga li ma la wax dama la ni ñett yi laa jàpp ne ñun moom la ñuy tànn maire expérience compétence ak sagesse ba ma duggee waxee sagesse nag yaatu na mooy ay jikko yoo xam ni ci la ñuy jàppe nit ni kii kat wax dëgg yàlla buñ ko jiitalee li ñu ko dénk dina ko yor ci yamale dina ko yor ci leeral dina ko yor ci jubal yooyu nag dañoo dem ba jikko yooyu ñun gisatuñu ko ci ki fi nekk man boog gisatuma ko ci moom parce que man mënuma la ni commune bi budget bi exactement lii la. lii mooy fonctionnement. très bien budget bi mu toll ci 1 milliard et quelque 1 milliard et poussière commune bu Taïba Ndiaye bon loolu la ñu wax ci ay chiffres commune bi village yi pratiquement 32 villages la mu mel ni du commune bu naqaree defar aussi est-ce que yéen fan ngeen teg seen i priorité bu ngeen ñëwee. waaw dëgg la ñun démarche bi ñu bëgg a ànd ak Papa Assane jàppale ko ngir. mu saafa coono yi askan wi mooy démarche boo xam ne bu participatif lay doon bu inclusif mais aussi bu transparente c'est-à-dire dañuy dem ci population yi laaj leen lan mooy seen priorité bu ñu leen laajee lii seen priorité ñu inscrire ko ci document bu ñuy wax ni programme de développement communal programme boobu moom la ñuy jéem a exécuter durant les 5 ans du mandat chaque année ñu def évaluation xool fan lañ ci toll ñu paree delluwaat ci population yi leeral bu ñu amee lu ñu exécuté ñu ni lii kat def nañ ko bu amee loo xam ne defuñu ko ñu ni lii defuñu ko waaye nag lii moo tax defuñu ko bu amee luñ ci commencé ñu ni commencé nañ ko kat fii la yam bu ko defee ñu commencé foofu continuer donc démarche boobu lañ bëgg a yore commune Taïba Ndiaye. am na lu ngeen fi fekk est-ce que tey pare ngeen pour càmbar bala ngeen a commencé seen bilan bi nga xam ni passé na parce que 32 ans aussi du 1 2 ans 3 ans est-ce que pare ngeen pour càmbar bilan boobu bu jaree topp ci yoon ngeen topp ci wala. waaw xam nga loolu mënul ñàkk soo ñëwee ci bërëbu liggéeyukaay boo xam ni ay nit ñoo fa nekkoon il faut aussi nga def li ñuy wax état des lieux xam lan moo fa nekk. pour que yow boo ñëwee di liggéey li nga liggéey nit ñi xam ko loolu moom mënul ñàkk. ñu gis dañuy faral di tooñee kii di Assane Ndiaye des fois ni niveau intellectuel am demewul noonu yow lan ngay wax ci loolu. waaw man loolu daf may def ay rey ndax bu ñuy xool le maire type parmi les candidats yi fi nekk le maire type le profil le plus complet pour diriger commune Taïba Ndiaye amul keneen ku dul monsieur Assane Ndiaye ndax bu dee ci wàllu xam-xam monsieur Assane Ndiaye c'est un mathématicien de formation jàngale na ko monsieur Assane Ndiaye
c'est le premier vice-président de la chambre de commerce de Thiès. Monsieur Assane Ndiaye nekkoon na membre commission de la réforme foncière. Monsieur Assane Ndiaye nekk na bokk na ci ñi nga xam ne ñoo bind acte 3 de la décentralisation, mais nag modestem tax na fu mu génn nit ñi yaakaar ni jàngul ndax oyof gu mu am, waaye ku ko jege nga xam ni expérience bi mu am ak xam-xam bi ko yàlla may ko ci kenn koo xam ne mi ngi woon jongante ci élection yi ñu génn. li ngay waxee nii ku ko gis day mel ni wala ku ko dégg Abdou dafa am benn lu mu xam ci monsieur le maire Assane Ndiaye nekkul conseiller, ban rôle nga jàpp ni war nga koo mën a jouer ci kanamam pour accompagner ko ci li mu nekk. waaw xam nga mairie du conseiller rek moo koy doxal. bu ñu xoolee sax daanaka conseil moom dañuy souvent li ci ëpp ci liñ leen di doyee mooy ñu def délibération voté, mais balaa loolu yëpp di ñëw am na liggéey boo xam ne liggéey boo xam ne moo war a nekk ci ginnaaw. Donc monsieur Assane Ndiaye war na am équipe boo xam ni ñoo koy jàppale ci liggéey boobu, donc foofu war nañ ci mën a jàpp xool naka lañ ko mën a accompagner pour que li population yi di xaar ci moom mu def ko. lañ ngay wax ñi faral di wax des fois Assane dëkkul Thialé, pratiquement léppam Tivaouane la daanaka. waaw loolu ñi xamul ñoo koy wax, waaye man na seeti naa papa Assane Thialé ba tàyyi fekk ko këram, kon nag Thialé la dëkk, waaye nag mënuñu woon bañal nit mu am kër Tivaouane, man kër Tivaouane gi li ma doon sew am fi kër waaw bëgg naa ko de. ñëw ci Abdou Diop en tant que Abdou Diop tey lan mooy say mëbëb jëm ci wàllum politique ci commune bu Taïba Ndiaye wala ci biir réew mi, ndax ëllëg yaa ngi sóoraale ay ndombay tànk yu ñëw. waaw ñun jël nañ engagement politique ba pare, waaye mooy li ma la wax rek suñu engagement religieux moo ko jiitu. Ambition nag ku ñu ko ëpp amul ci àddina, waaw ambition ku ñu ko ëpp amul ci àddina, waaye nag ku xam lu mën a nekk lañu, dañuy nekk nit ñu raisonnable, waaye lépp lu ñu suñu xel may ak suñuy moyen pour laaj ko ci Sénégal dinañu ko laaj bu jotee incha allah. élection législative président jàpp na ko le 31 juillet bi di ñëw, ndax da ngeen di dem comme ni ngeen demee woon avec seen liste bopp wala nan ngeen nar a fas yéene demee ci élection yi. waaw xam nga dañuy doog a génne ci élection, il faut ñu toog waxtaan def évaluation xam yan orientation la ñuy jël ci élection yi di ñëw, loolu moom jotagul, waaye incha allah bu yàggul fii ak ay bés dinañu toog waxtaan pour xam naka la ñuy demee ci élection yi di ñëw. mu mel ni waxtu bi li ñu jagleeloon aussi léegi mu jeex, seen télé nekk ci commune bu Taïba Ndiaye di couvrir foofu, lan ngeen compte def ko ci équipe bi nga xam ni mooy waaj a nekk en place pour jàppale ko aussi parce que média local. waaw ñun dañuy yam ci seen télé rek, parce que seen télé la xëy na ab média privé la boo xam ne kenn moo ko moom wala benn groupe. ñun li ñu yitteel mooy commune bi dans sa globalité, képp ku fi nekk di fi yëngu la nga yëngu ñu jàppale la ca. sa kàddu gu mujj. waaw xanaa di am mbégte ci émission bi, ndax xëy na tey la ñu njëkk a def émission bu mel nii ci suñu dund. dañuy commencer di leen remercier aussi parce que. Dernière question, mu des 7 candidats, est-ce que ñoom pare ngeen pour tàllal leen loxo pour ñëw ànd ak yéen liggéey bi, parce que gën ci seet bu yàggul muy Gilaay Gueye moom pare na pour buñ ko wooyee mu ànd ak yéen ci équipe bi liggéey ak yéen. waaw xam nga élection yi jeex na. élection yi moom jeexagul parce que recours yaa ngi dem te recours bu xasee dugg rek suspension day am. non procédure yi jeexagul, mais élection yi jeex na, fal nañ ba pare, ki ñuy fal nañ ko, carte yi voté na, xam nañ ci falu, donc procédure moo fi des. procédure bi nag li mu laaj dinañ ko jox. question yi nga wax ñun amuñu problème ak kenn, li ñu intéressé mooy
liggéeyal suñu gox képp ku pare pour ñëw ànd ak ñun ñu liggéey pare nañ pour ànd ak yow liggéey. maître Abdi di avocat bu xarañ aussi ñu ngi doon dégg fan yee waa kër monsieur le maire ñu ko bëggoon a dénk dossier bi pour mu plaider leen yow loolu ban njàngal nga ci def. ah bon xëy na dañoo yaakaar ni war na leen mën a jàppale ci dossier bi rek waaye dossier bi moom yaakaar naa ni ku ci dugg di nga ci des de. duñ ci des ban côté. parce que dañu fi waxul dara loo xam ni taxaw na loo xam ni mën na soppi li fi nekk résultat yi fi nekk c'est-à-dire sànq ci point de presse bi liñ fi wax dafa leer ay nit ñoo xam ne ñi ngi seeni njaboot di dund nga rey leen loolu lu ko gën a ñaaw amul man dama rus sax di wax loolu donc voilà heureusement ba moom nee na du ci dugg waaye nee na du ci yàq du ci defar man li ma wax mooy ku defarul yaa ngi yàq. ku defarul yaa ngi yàq. jàpp ni ci côté Aliou la far aussi. waxuma loolu de dama ni. ay waxit day tegu lan nga wax. li ma wax lu leer la nee na moom du ci defar du ci yàq man maa ni ku defarul yaa ngi yàq parce que defar moo gën seetaan bu ñaari xale di xeex wala ñaari mag nga fexe noo leen defare moo gën nga leen di seetaan wax dëgg yàlla. sa kàddu gu mujj. waaw xanaa sant leen rek tey sant population commune Taïba Ndiaye ndax bëgg dëgg yàlla amuñu seen pay parce que nit bu ñëwee ci yow am lu mu la ñaan donte responsabilité la parce que nag ak pal du nguuru de responsabilité bu mag la te xam nañu ko ñu ci sant yàlla nag di ñaan rek yaakaar ji ñu am ci ñun ba dénkuñu commune Taïba Ndiaye yàlla bu ko yaakaar tas yàlla bu ko yàlla tas te yal na nu yàlla dimbali ba yéene yu ñu am ci liggéeyal leen mu mottali ko ba bu ñu àggee ci heure bilan bi kenn bañ a sëgg duñu réccu li ñu doon fale Papa Assane am nañ ci yaakaar bu baax na xanaa di sant aussi suñuy mbokk rawatina suñuy wayjur parce que aussi bu ñu dundee bay toog di wax nit ñi duñu dégg suñuy wayjur ñoo tax ak aussi démocratie bu ñu am pour ak liberté bu ñu may ñu mën a tànn fa ñu neex ànd fa ak responsabilité di sant aussi suñu famille suñu soxna suñuy njaboot parce que durant toute la campagne dañ leen doon bàyyi di dem ci campagne bi loolu aussi mu nekkoon loo xam ne lu metti woon la ci ñun parce que amuñu ku dul ñun donc di remercier aussi équipe bi nga xam ne moom lañ àndaloon di liggéey ndax équipe la boo xam ne équipe bu soudée la équipe boo xam ne équipe bu plurielle la mais équipe bi compétente la donc di ñaan rek yàlla daal moo xam li nekk ci suñu xol ci lu baax ci yéene mu defal ko commune Taïba Ndiaye di sant bu baax di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. jërëjëf ami internet lii lañu fi andi woon ci seen gan doon dalal tey kii di Abdou Diop dikkaat lu yaatu ci élection yi nga xam ni am na ci commune bu Taïba Ndiaye ñu jàpp ni lu bari leer na tey aussi di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla mi borom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm mucc ci jàmmarloo ba ëllëg ak jàmm te bu leen fàttee bës cloche de notification bi ngir ngeen mën di am lépp lu fi bawoo fii ci seen télé la télé dans votre poche wasalaam. Sen Télé, la télé dans votre poche.